salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina di nuyu diaspora bi aussi bienvenue dal leen ak jàmm ci seen numéro bu bees Inside tey ji ñu am l'immense plaisir daral suñu plateau waa Kër gi family ñu nekk des jeunes artistes musiciens mais aussi compositeurs ñu yëngu aussi ci beatmaking je vous laisse découvrir. salaamaaleykum waa Sénégal the whole world di béggee sama dëkk waa Gambia ok di leen wax ne Kër gi family la ñaari boy yu gàtt yi borom bopp Itachi yi tey ñu ngi fii nii biir te Inside ñun waa Kër gi family wi Inside. waaw très bien comme ni ko Diem waxee rek dañ leen nuyu di la jaajëfal ci invitation bi. tout le plaisir pour moi. di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw parce que yombul ay ndaw nekk ci dara yéen ngeen pare pour fësal ko donc du ñu def lu dul di leen kontaanee di wax ne rek ñun la Kër gi family comme ni ko Diem waxee ñaari booyu gàtt yi borom bopp yu tàcc yi bon commencé musique depuis très longtemps. nekkuñu woon nag au Sénégal pour ñi nga xam ne ni xamuñ ñu du groupe bu bees mais groupe la bu débuté depuis 2009 bu ñëwee Sénégal nag y a 2 ans de cela di bay suñu waar ndànk-ndànk nekk fii Rock Team Music alhamdulilah daal gars yi ñuy découvrir ndànk-ndànk ñu nekk nag ci biir Inside Kër gi family ci biir Inside. d'accord Inside comme ni mu ko waxee rek c'est votre émission Inside tey jii ñu am plaisir dalal ci suñu plateau comme ni ma ko waxee waa Kër gi family ñaari boy yu gàtt yi comme vous l'avez dit donc tey jii suñu leen doon laaj Kër gi family ñan ñooy waa Kër gi family. Kër gi family waa Kër gi family mën naa wax ne ñun ñaar ñoo ci gën a fës mais waa Kër gi family dafa yaatu trop parce que on a débuté man maa ngi mën naa dire que on a débuté la musique à Passy fii nii après Kaolack foofu la ñu commencé foofu noonu mais bi ñu commencé foofu xam nga rek carrière underground ñu jógee foofu noonu dem Gambie lépp li ñu am li ñu fi foofu la ñu jàngee musique foofu la ñu defee lépp Gambie la ñu ko defee et puis mu am ay nit yu bari yu nekkoon foofu noonu ñoo ñu tete ñoo ñu soutenir ñoo ñu doon defal lu nekk ñoo ci doon sonn mën naa wax ne boo ne Kër gi family tey ñooy Kër gi family. mais vu que ñu ngi fii Sénégal ñun ñooy génn ci télé bi ñun ñooy nekk ci kanam écran bi tout le temps gars yi dañuy wax ne kër gi ñun ñaar la mais am na ñeneen ñu bari ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam ne ni ñooy def donkey job bi li anglais di wax ñooy def coono yëpp ñoom la. d'accord yow tey sooy wax ak internautes yi lay seetaan ak say fan nan ngay présenté woo yow. man ok damay présenté wu DMB Thiam l'enfant de la Sénégal ba pare citizen of the world tamit citizen of the world foog naa xam nga citizen of the world. citizen waaw mais man xam naa ko mais pour ñi lay seetaan. ok citizen of the world moo nekk doomu àdduna bi. foo xam ne nii koo xam ne nii ñëpp lay béggee ci àdduna bi fu nekk parce que da ngay imaginer tey boo dugalee tey sa son ci nu mu tuddee sa plateforme yi da ngay gis ne réew yëpp ñoom ñoo koy dégluwaat. da ngay comprendre ne yow nekkatoo sénégalais wala nekkatoo gambien da ngay nekk citizen of the world. alors tey Polymane yow boo doon présenté wu si pour internaute ñi lay seetaan mais aussi pour àddina bi kan mooy Polymane. waaw bon merci maman Polymane nag mun naa ne benn ndaw la bu xeeblu comme ni ko gars yi di waxee rek ku tuuti la mais aussi ku sab la koo xam ne ni bëgg na di aventurier wu di def ay recherche di découvrir lu bees xam nga Polymane. bon Gambie lañ juddoo man Gambie laa juddoo moom Gambie la juddoo à bas âge lañ ñëwaat Sénégal bi ñu ñëwee fii laa defee sama primaire Passy jógee Passy dem Thiès jógee Thiès ñëw Kaolack lycée Valdiodio mu jógee fa nag en 2008 ma ne pourquoi pas ñu créer dara le groupe Kër gi family delluwaat Gambie bien vrai que ni paa bi ak mère bi yëpp sont au Sénégal ñu ngi fii mais ñun ñoo xëj na yàlla li muy def tamit destin moom jaam bi mënu ci dara. da nga koy topp rek bon bi ñu demee Gambie ñu nekk fa suñu première année les choses étaient un peu difficiles mais comme da ngay gis ne nit ku nekk soo gëmee dara yàlla dina la jàppale bon ñu nekk ci di yéeg di wàcc à l'époque amuma woon dara lu ma def quoi pour dire vrai mais ma ne comme yàlla may nañu benn talent bi te débuté nañ musique foog ma boole ko ak leneen parce que étant musicien kese ne suffit pas dama bëgg wéy rek. ça ne suffit pas ma dem marché ma demee marché mu wut sama table bien vrai que ni jàng naa avec mes diplômes mais li ma jàng serviruma dara foofu noonu parce que foofu noonu English speaking country la anglais la ñuy làkk comprendre nga wut sama table jënd samay kaane samay soble samay poobar samay tamaate di jaay comme ñëpp su ma wàccee
booy suñu toogee lijjanti fu ñu amee xaas ma wàccee jël sama balance dugal sama poche di ànd ak ñoom di def parcours di xool anciens musiciens yi nga xam ne ni wër nañ àdduna lu mel ni Super Eagles ñoom dem si yàlla si Moussa Ngom demoon nañ ba moom amul porte fermée suñu diggante ak moom heure bu ma ko soxlaa dama fay dem ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci loolu ba mu yàgg nit ku nekk da ngay gis lu gën a kawe sa njort à tout moment ma bàyyi marché bi ubbi sama salon de coiffure ñun ñaar ñoo fa nekkoon en même temps ñu ngi def musique moom day wat man damay wat xam nga ñu nekk ci loolu ba mu yàgg ma introduire ci média ci rajo man j'ai fait 6 ans de rajo oui léegi par la suite nag bon affaire yi succès bi gën a am doole coow li bari et tout bon paa bi ñibbisi paa bi ak mère bi ñu ne nañ ñibbisi bon bu ñu ne nañ ñibbisi tamit bon on a dû laisser tout là-bas et revenir au Sénégal parce que tamit fii lañ fekk baax dëgg la ñun Gambie lañ juddoo mais ñoom fii lañ fekk baax bon bi ñu ñëwee tamit fii nit yi dañu dalal à bras ouverts yëpp dalal ñu yaatal ñu mel ni xolal fii lañ juddoo fii lañ defee tout pour gàttal ko daal Polymane ci li mu la mën a wax jeune boobu noonu la jaar na ci marché jaar ci salon jaar ci rajo def na peinture def na football ba tey ji mu nekk un Polymane artiste auteur compositeur beatmaker ainsi de suite. d'accord donc nga nekk am jaar-jaar def nga rajo jaay nga table di jaay ay nduggoog yooyu mu doon jaar-jaar bu metti ndax fii nii àdduna bi on peut dire que àdduna bi képp koo gis am na fu mu jaar avant mu yegg fi mu yegg donc mu nekk sa jaar-jaar yow Polymane mais comment nan la ban inspiration nga am ba tey jii nga dugg ci musique qu'est-ce qui s'est passé da nga toog rek am ci parce que musicien bu nekk di nga am benn fan koo xamante ni peut-être moom moo la jox amour pour nga dugg ci musique walla ça t'est venu comme ça. waaw loolu nag question la bu ma neex te bu may neex tamit may tontu la parce que bi may débuter musique c'était pas pour def musique sax mais dama daan bind je voulais être un écrivain amoon naa samay copains de classe yoo xam ne ni ma koy nuyu de passage Sambalo Mbaye nga ñun ñaar ñoo daan ànd bi ma nekkee Thiès ñoo daan bokk ba moom il ne faisait que di rap mais man xam nga rek ma ne ko non booy man affaire rap bugguma ko kaa bàyyil may bind rek bon après ma dem ba ci biir ma jógee Thiès dem Passy parce que moom fa la nekkoon mais il s'est trouvé que ne moom je l'ai vu rapper avec yeneen copains xam nga ma toog ma ne pourquoi pas ma créer dara parce que moom c'est mon petit frère te xëy na yàlla may na ma xelu bind te yàlla may na ma tamit xelu dugalante mën a créer des relations humaines des relations yoo xam ne ni mën na jur dara bon ci laa demee Gambie ma demee Gambie tamit moom à l'époque mu ngi def 3e ma naxanteeg paa bi parce que yàlla def na ni man sama papa ak sama yaay dañ ma xaw a rus quoi léegi ma naxanteeg ñoom ba yaay bàyyi ko mu ñëw bi mu ñëwee ñu commencé bi ñu commencé nag xawoon na métti tuuti mais man dama jàpp ne nit ku nekk soo gëmee li ngay def amul dara lu la mën a stoppé ci sa yoon noonu ñuy dajale ba am xaalis bu njëkk a priser suñu première son ci groupe bi dañ ko lijjanti ba parce que ñu bari dañuy la plupart jeunes yu bari dañuy dem ñaan pour ñu may leen son ainsi de suite mais ñun suñu première son ñaan nañ ko dañ dem lijjanti xaalis ba am ko dem fay ñu defal ñu instrumental ba pare ñu dem fay ñu defal ñu suñu prise de son xëy na nag son boobu à l'époque léegi nit da ko ñëmee déglu quoi parce que amuloon qualité et tout mais nag on est fier ci loolu noonu tey loolu moo indi tey jii moo ñu dugal ci musique ba tey jii àdduna reconnaître Kër Gi Family ñaari booy gàtt yi comme ni ñu koy faral di waxee. ñu ñëw un peu ci seen premier single bi ngeen enregistré ngeen intitulé ko À la Baye est-ce que mën nga ñëw un peu ci single boobu. ok À la Baye son bu ñu marqué trop parce que genre ñun ay taalibe Baye lañu dañuy judd ci famille boo xam ne nii daanaka ñëpp Medina Baye la ñu xam parce que Baye Mala Thiam moo nekk suñu maam Baye Mala Thiam dafa sësoon ci Baye Niass trop mu xadamu Baye Niass la dafa sësoon ci Baye léegi nag bi ñu bëggee génnee suñu premier son ñu nekkoon ci kii nag waxtaan ñu naan nañ def lii nañ génnee bii mais après da ngay gis ne waxtaan bi yëpp fenn lay wëndeelu waat rek ci son yi Baye Niass ñu ne comme que affaire yi fii la mujjee wëndeelu kañ ko def rek ñu def Baye bi parce que tamit amuñ lu ñu ko fay parce que daf ñu génnee ci lëndëm dugal ñu ci leer wan ñu loo xam ne nii mësuñu ko woon a gis xamal ñu loo xam ne mësuñu ko woon a xam te foog ñu delloo ko njukkal si lañ def son boobu noonu toog composé ko ak guitare
jamono yooyu ñu ngi ci tamit fo ak guitare instrument parce que ñun bu ñu débuté musique ba léegi instrument rek la ñuy foyee nekk ci di foyee son bi di foyee son bi di foyee son bi ba après son bi commencé xeeñ neex xam nga rek son bu naree kii moom bu naree nekk tube après moo loolu da ngay sentir ne waaw mu ngi commencé di neex léegi ñu nekk ci affaire bi ba gis nga yàlla def xaalis bu dajee woon ñu prise son bi ñu prisé son bi tamit dafa tombé woon ak gàmm mu ngi doon waaj a jot après xam nga rek jamono yooyu noonu sa premier son rek ñu ngi bëggoon mu génn mais da ngay gis ne ñi ko doon defar sax parewuñu sax mais ñun ñu ne foog ñu jël son bi rek indiwaale ko Medina Baye jouer son bi foofu noonu wane ko ñu ñaanal ñu ak yooyu noonu et puis bi ñu ko defee tamit noonu lañ ko mujjee defee récupérer son bi ñu ñëw fii tamit yàlla def ñu tasee ak sëri waa gis nga mu après mu nekk affaire bu jàll taalibe yëpp kontaan ci après mën naa wax ne son boobu moom moo ñu pousse moo ñu jëlee fu ñu nekkoon yéegal ñu ba tey nit ñi xam ñu tey. donc après seen single boobu à la Baye ngeen génnee beneen musique bu tudd Baye Ma Lamine Daara Baye Ma Lamine Daara en 2012. voilà donc boobu aussi cartonné mais gis nañ ne seen musique bi ngeen intitulé Saturday Night en 2013 boobu ça a fait un boom. Je dirais que ni boobu noonu moom moo gën a marqué suñu parcours musique parce que bi ñu defee à la Baye def Baye Ma Lamine Daara moom lañ njëkk a génnee comme première vidéo comme na nga gis ne Baye Ma Lamine Daara ok folk la woykat yëpp woy nañ ko xam nga ay Pape Diouf kos du benn nit moo ko moom lu ñëpp bokk la léegi nag bon am na fu mu nekkoon mais Saturday Night dafa nekk sound club son boo xam ne soo ko tegaan boîte day jax comprendre nga léegi bi ñu ko génnee avec une vidéo bu classique léegi nag loolu moom moo def boum Gambie yëpp doo dem événement te invité wuñu Kër gi famille doo dem boîte te teguñ suñu son télé yi rajo yi loolu comme moom moo ñu taal ba pare nag yeneen topp ci ba tey ji waaw ñuy waaj album donc seen son Saturday Night ça a fait un boom quand même fële ca Gambie alors mën na ñëw un peu si seen relation entre vous ak kii di Leslie. waaw Leslie benn Sierra Leone la moom mi ngi nekkoon Gambie mais en même temps producteur la bon Leslie bi may xamante ak moom xaw na yàgg tuuti mais man bi ma ko doon xamuma woon ne c'est un producteur léegi Saturday Night dafa am suñu benn copain bu tudd Sambu moom lañ gënoon a miinanteel léegi Sambu moom moo tëgg bit bi léegi bi Sambu tëggee bit bi ba dara desul loolu nag ñu prise ko bi mu koy tëgg sax biir néegam laa toogoon man ak moom xam nga ñuy composé léegi bi dara desul nag lu ñu def prise de voix bi mu ne ma ok j'ai un ami c'est un Sierra Leone dafa aay trop ci production léegi nañ dem foofu ñu def prise de voix yi moom moo def prise de voix yi mixé ko master ko maa ngi koy saluer de passage actuellement sax mu ngi Angleterre fa la Leslie nekk mu nekk un gars bu bëgg li muy def et puis un gars bu bëggoon Kër gi famille tu vois moom noonu la suñu relation ñëwee ak moom mu may nammeeku ma koy ñuy wootante daal à tout moment ba léegi nii xëy na sax lañu xaw a perdre contact tuuti mais xam naa ne mi ngi Angleterre parce que damay am information yi en Gambie ci booy di ma jox diw ak diw ñu ngi lay laaj ci tout loolu moom moo indi suñu relation ak Leslie. D'accord dégg ngeen comme Polymane ni mu ko waxee ça n'a pas été facile en tout cas seen début. Vous avez eu un début un peu difficile mais vous n'avez pas quand même baissé les bras maanaam da ngeen jàpp donc parce que musique ngeen bëgg moom ngeen di dund alors ñu ñëw un peu ci concert bi ngeen organisé woon juste pour regrouper je ne sais pas génération de 1960 à 2000 mais est-ce que ku judd 1960 ak 2000 est-ce que ils ont vraiment la même vision de la musique. ok question bu nice nga posé nii question bu nice da ngay gis ne léegi musique bi gars yi dañuy wax comme génération musique bi daw léegi nii boo waxee dañ naan la c'est du sale pour xale yi rek ñoo koy déglu te musique amul loolu musique amul c'est du sale c'est du clean musique yëpp daa war a nekk loo xam ne nii ñëpp ci war a bénéficier wu ñëpp xale beeg liir beeg mag beeg ñëpp dañ ci war a bénéficier wu mu nekk loo xam ne nii day yedde wala muy yeete wala muy bégale genre loolu nag c'était pas facile pour ñu def ko mais grâce à amoon nañu benn pas boo xam ne ni ñu ngi koy wax Oussou Ndiaye Senior moom salsiro yu yàgg yàlla jamono mën naa wax ne ñoom Laba Socé jamono yooyu noonu la woon
mais yàlla def na mu nekk koo xam ne nii def na tour du monde dem na fu nekk joué na fu nekk Sénégal fii yàgg na ko toj ay artistes yu bari yi ngay gis ñu nekk fii Sénégal tey nekk ay tonton nekk samay tonton dañ doon toog benn bés maa ngi fàttaliku ma toog ci suufu lalam bi mu am ay leçon musique yu ma doon tojal mu naan ma maa ngi fàttaliku diw ak diw ak diw ak diw fi nga toog nii mës nañ fee toog te mu nekk ñoo xam ne nii ñun ñëpp ñoom la ñuy seetaan fi mu nekk nii ñoom ñoo téye musique yi Sénégal lépp ñoom ñoo ko moom genre pas boobu noonu après nag moom tamit mu ñuy expliquer di ñu jàngal ay affaire yàlla def tamit dañuy jouer instrument tamit léegi nag da ngay gis ne musique yëpp ci salsa la jógee musique yëpp dafa laal ci salsa musique yëpp léegi da ngay gis ne salsa boobu noonu la ñu jël dëpp yenn partie yi def ko salsa hip hop yi ñu def ko salsa afro yi ñu def ko comme afro swing bi mu nekk beneen affaire boo xam ne nii mag da nga koy déglu rek commencé kii kay fecc sa rumba wala sa salsa ba pare ñu moderniser ko tamit ba mu booyee tamit da ngay dégg ay kick yu toog da ngay dégg affaire bu nice ñu ñëw teg ci def ci ay affaire yu nice ba pare indiwaale tamit suñu son yu ñuy jotoon a job ak yooyu noonu c'était nice affaire bi nice trop sax yàlla def mu ngi amoon ay mag ñoo xam ne nii ay mën naa wax ne ay 82 ans ay paa yoo xam ne nii 82 ans la ñu am ñëw seetaan si ay maire yoo xam ne 75 ans ñëpp ñëw seetaan si affaire bi jaax neex boobu moo nekkoon premier bi nag classique la tuddoon boobu moo nekk bi ñu defee premier bi mu jàll nag ci lañ ne lii nag bàyyi fu mu nekk nii moom nañ ko def yoonu tool année bu jot rek ñu doggaliwaat ko ci ba pare nag di ko gën a innover muy gën a nice di gën a nice ba suñu dernier bi ñu mujjee def balaa ñuy jógee Gambie mu ngi amoon benn jour boo xam ne Alkaline xam nga Alkaline de Jamaica am na benn artiste bu foo tourné ci mbedd bi moom boo ko laajtee nañ la ko Alkaline siiw na trop moom mu ngi waroon a ñëw Gambie jour boobu noonu ñun jour bi ñu waree tëgg gars yi naan non yéen du ngeen am nit yéen Alkaline rek artiste international la ñëw fii nii ngeen war a tëgg même jour ñu ne leen non ñun marqué nañu suñu empreinte ba pare mais yàlla dafa def suñu concert bi dafa fees ba ticket yi jeex ba bi concert bi jeexee la gars yi soog a dem ci Alkaline bi classique bi nice classique bi jàlloon na trop. donc mën nañ na wax ne ku nekk gisoon na ci boppam. ku nekk gis na ci sa bopp ñëpp ku nekk gis na ci sa bopp. alors avant ñuy ñëw si seen projet de 8 titres bi ngeen intitulé Natalu voilà Natalu donc dañuy ñëw un peu brosser sur l'actualité voilà donc dañ gis ne fan yii nii yéen ñi nekk ci musique bi. vous avez un peu problème mu Simon bi ak kii di Kilifeu ñu ngi leen jàppee ci affaire passeport diplomatique et autres donc yéen musiciens yi quel est parce que li ñu leen di ci kii tudd dafa bëri quoi quel est le problème exactement. bon au fait du ñëpp ñoo koy def comme li gars yi di wax rek règle bu nekk am na exception xëy na am na ñoo xam ne tey ñu ngi nekk au devant de la scène. jiitu nit nekk seen ginnaaw du ñoom ñoo koy jël l'idée pour def ko mais nit ñi seen bopp ñoo doon koy forcer parce que parfois yu tukki da lay yomb nga am sa 5 copains yoo xam ne ñu ngi bëgg seen rakk yu tukki xam nga dañ lay bëgg a sonal waaw mais frère jàpp ci mais man de mon côté personnel ok waxuma ne du ma ko def de mais tamit lépp lu may def dama ciy sóoraale suba parce que après ñu tànnir sa image ci benn affaire boo xam ne ni jaru ko benn 2 millions benn 3 millions pour man leneen gën na leneen mais nag la majorité des artistes yooyu gis yëpp pour ñu waxante dëgg pour dire vrai ñu ci bari suñuy tukki dañuy def loolu moom musul ñàkk ci showbiz quoi mais nag bon du ñëpp a koy def tamit waaw mais ñun quant à ñun moom Kër gi famille bon je dirais pas que ni on va faire sorte mais bon di ñaanal tamit ñi nga xam ne ni am nañ ci ay problèmes bon yàlla jëlee leen ci parce que doomu aadama moom nit la rek ala kulli aal da ngay taxaw ba mu yàgg nga daanoo da ngay nekk ci jub ba mu yàgg nga am ay problème loolu on n'en disconvient même pas voilà c'est ça daal la vie man noonu laa ko jàppee waaw mais pour ne rek ne xam nga ñoom ñaar rek la du ñoom ñaar kese rek yaa na assez d'artistes yu def loolu à l'étranger feneen ak feneen ñoo xam ne dañuy bëgg a tukki ci biir séjour bi dañuy mën a jël ay ñeenti nit juróomi nit dugal leen biir Europe ku ci sa mbokk dem moom doo mer léegi nag ku ci sa mbokk demul xëy na ngay kaas di yàq dara ainsi de suite mais képp ku ne soo sañoon saraka tukki ci yoon bu légal c'est ça daal man la gis. alors yow Polymane il a souligné quelque chose d'important maanaam wax na ci côté bu fekkee sa mbokk la
tu feras de ton possible pour mu voyager mu dem mais alors cette fois-ci dañ nekk ci cadre boo xamante ne ni xaalisu fay la maanaam 2 millions ay trucs dañ leen di fay pour ñu jàllale nit ki donc loolu est-ce que c'est pas un peu compliqué par rapport ak situation bi. ok man Jean li may wax man dama nekk koo xam ne ni ñaaw naa lool nag mais bëgguma corruption man j'aime pas corruption moom bëgguma ci dara te da ngay gis ne tardement yi réew corruption dafa gën a bokk ci li koy gën a tardeel te boo xoolee Sénégal fii nii corruption dafa bari du Sénégal sax Afrique laay wax corruption dafa bari trop da ngay gis ne yenn affaire yoo xam ne nii ñemewoo ko def feneen parce que la fois passée maa ngi toog di déglu journal parce que journal du may rëcc tout le temps damay déglu journal benn femme américaine jigéen ñu ngi ko jàpp ci trafiqué carnet de vaccination parce que vacciné wul ba pare ñu defal ko carnet de vaccination mu tukkeek moom mais da ngay gis ne après dañ ko jàpp tëj ko fii pourtant mu ngi fi am te kenn jàpput kenn tëj ko da ngay gis ne comme yooyu noonu daf fi bari yu mel noonu daf fi bari te pourtant mënoon na lépp mënoon na rang yëpp mënoon na jub lépp tegu ci yoon da ngay gis ne après dinañu gën a jox valeur tubaab bi dinañu gën a jox étranger bi dinañu gën a jox valeur mais da ngay gis ne yenn corruption yu bëree bëri yi am ak ñàkkal suñu bopp valeur yi am moo tax teguñu fenn après dañuy gololoo trop da ngay gis ne da ngay dem ci ambassade bi sax ñu lay waxu dof ngay dem wuti leneen ak leneen sax ñu lay waxu dof da ngay wax sax ñu ne africain bi nii foo dëkk Sénégal ñu lay xoolaat parce que am na benn image boo xam ne nii sama yenn mbokk yi ñu ngi ko fay jàllale te rafetul après comme ni mu day mel ni comme benn pompiteer bu yàq ci saaku pompiteer rek léppay mujjee yàqu ñëpp la ñuy boole categorize in the same name ñëpp ci benn tur bi lañ leen di boole genre man je suis contre man moom dama bëgg lépp day jaar ci yoon parce que man noonu lay dundee lépp na juste li ñu war waaw. d'accord lépp jaar ci yoon mais est-ce que vous ne trouvez pas aussi que ne situation boobu ndax tey artiste buy dem international di jouer je pense que ne di nga ànd ak ay nit nga am sa staff mais bu demee ba artistes yi gën a mag xam nga tey Simon ak kii di Kilifeu je pense que ne ay activistes lañ ne serait-ce que rappeurs yi ñu doon ils sont là pour le peuple tey sénégalais yi koo wax Kilifeu ak Simon dañuy ne dañuy représenter peuple bi ak peuple bi souffrance bi ñuy dundee autre mais ñoom tey bu ñu leen jàppee ci ay mbirum faux passeport ak yooyu est-ce que du seen crédibilité. non man li may wax sax mooy askan wi ci boppam après ñooy tiit parce que yow ñiy xeexal askan wi pare mujj dugg ñu leen di tudd ci ay tooxi doona après askan wi ñoom duñu xamante sax kan moo leen di xeexal tey ma yoroon fetal jàkkaarloog samay ennemi fàttale ko ne samay bal yëpp waat fàtte naa ko ca kër ga damay obligé sax daw laay def du ma taxaw foofu noonu genre comme exemple noonu la mel rek parce que du ñoom seen crédibilité dafay yàqu parce que ci yu mel noonu ñu leen ciy tudd mais en plus tamit nit ñi dañuy mujjee tiit parce que boo ne Y'en a marre ñëpp dañ leen doon xam ñëpp lañ leen di xam ci seen jàmbaar ci seen xeexal askan wi ci li ñuy dund mais da ngay gis ne benn Y'en a marre tey day génn sax ne askan wi li ñuy dund nii ak nii benn gain toog fee de barki démb rek maa ngi romb jógee parce que électricien laa tamit damay liggéey électrique dem job bi benn place maa ngi romb benn jotaay bu mel noonu ay waxtaan dañ doon waxtaan gars yi di commencé expliquer ci affaire yi Sénégal affaire yi Y'en a marre benn gain tourné fee ne man gëwuma gars yi ay nii lañ ay lii ak ay lii da ngay gis ne loolu day yàq der te tey respect bi ñu amoon ci Sénégal ñu ngi ko am ba tey mais dafa amoon doole trop mais dafa commencé di féerewee di wàññeeku te ku nekk war nga daw loolu noonu ku nekk war nga daw ñuy wax tudd ci sa der bi erreur nag du ñàkk ci doomu aadama mais ku nekk war nga di jéem a suturaal sa bopp pour yàlla suturaal la. Après Simon ak kii di Kilifeu ñu ñëw un peu ci président africain yi seen bëgg nguur fi mu toll gis nañu récemment ce qui s'est passé fële ca Guinée yéen ay Gambien ngeen ku wax Gambie wax Yaya Jammeh quand même donc il faut ñu wax ci Yaya Jammeh mais parce que pour moom mu quitter pouvoir bi il fallait que ñëpp wax ci opinion internationale bi ñëpp wax mu bàyyi tey jii vous êtes avec Adama Barrow mi ngi liggéey ou pas mais yéen est-ce que situation Gambie bi image u Gambie tey sur le règne de
Adama Barrow comment vous voyez l'économie actuellement mënuma la wax ne économie Gambie baax na boobu à 100% qu'avant parce que bon ay ñaari régime yu différent la bon régime bu ci nekk dafa am lu la taxoon a nekk bi régime militaire la bi régime civil la xam nga léegi régime militaire bi nag bon amoon na doole de sorte que mujj gi le gars il faisait du n'importe quoi lu ko neex la doon def xam nga ñi mu ëpp doole jàpp tëj xaalis bi mu jël dugal ci poche am ay mbokkam di dund luxe comprendre nga après da ngay dem bu mujj gi keneen ku ñëwaat doo fa fekk dara te loolu moo yàq Afrique en quelque sorte loolu moo ko yàq képp ku toog da ngay fexe nax askan wi rek nax askan wi mais soo xasee toog une semaine say doom yoo xam ne ni ay dàllu carax lañ daan doxee commencé di dem Dubaï di ñëw di dawal ay Lamborghini léegi les baadoole yi nga xam ne ñoo daan sonn dëkk ci mbënd mi après ñoom duñ gis dara léegi nag suñ si yemoon rek toog ba sama naa jeex nga jóg dañ ci dul yem léegi li ñu bëgg mooy toog pour ñadd ko ba dee comprendre nga moo tax da ngay gis ne dëkk yu bari après su yenn président yi demee économie bi day day daanu jeunes yi dootuñu liggéey compagnie yi dootuñu recruter comprendre nga ok ñun man j'ai travaillé pendant des années en Gambie mais dañuy gis ne salaire un DJ un animateur minimum c'est $3,000 $3,000 matul sax 50 000 francs comprendre nga kon nga xam ne loolu noonu baaxul te li ko waral yëpp ci côté politique politiciens yi à chaque fois dañuy jàppee citoyens yi comme des animaux alors que warul demee noonu dañ la fa teg askan wi ñoo la fa teg ñi la fa teg da nga leen war a xeexal mais Afrique loolu moo ñu sonal ñi la fa teg doo leen xeexal yow ñu ngi xeexal mooy say doom moo tax soo bàyyi xel olof yi naan la ku ne nguur neexul da nga ca bokkul mais man je suis contre parole yooyu noonu soo toogee ci nguur da nga fa war a toogal ñëpp mais bu fa toogal sa bopp ak say mbokk loolu moom moo déranger Afrique ba tey ji Afrique yëngu jeunes yëpp dañuy xëy di tëdd koñ yi tey dugg nga ci koñ bi boo yëpp a ngi toog ci grand place yi boo yëpp a ngi toog ñenn ñoo ciy liggéey tey ji koo ci ne sa compte bancaire ñaata moo fa nekk zéro la lay wax parce que ils n'ont rien amuñu espoir après fan la ñu mujj jël gaal gi dee ci àll bi jël yoonu suuf dee ci àll bi dem Europe ñu leen di torturer mais nañ bàyyi xel ci jeunesse bi nañ delluwaat xel ci jeunesse bi dimbale jeunesse bi milliards yi ñu amee seen ay caisse noire milliards yooyu ñan ñoo ko liggéey c'est pour le pays c'est pour la jeunesse pour population bi lañ ko génnee yow milliards yooyu noonu da nga ci munoo lekk lépp mais jox ko askan wi defar mbënd yi yoon yu bon yi defar courant yi yeneen ak yeneen ak yeneen te dama lay wax benn affaire ok dans la vie dëkk bu am yoon lekk gi yomb dëkkuwaay bi yomb maanaam kër yi ngay luwee yomb courant yomb wifi yomb jeunes yi dinañ liggéey par force mais s'il y a rien de cela xiif métti na booy duñ liggéey parce que soo xiifee doo liggéey ok location bi ngay fay su chéré comment tu vas faire pour payer ton loyer yooyu yëpp gars yi dañ ci war a bàyyi xel mais bu ñu sonal rek toog ci au devant wax su campagne jotee ñu dajale booy ku ci nañu jox lu 10 000 wax après su paree ñu jël lépp dóolu ko seen poche loolu mooy tax économie daanu Gambie tamit looloo fa nekk moo tax économie Gambie mais nag bon gars yaa ngi jéngu déjà ñu ngi war a demaat élection présidentielle xam naa Adama Barrow moom moo jaar lay doon rek keneen dina ñëw jël place am après mooy loolu quoi xëy na ku gën a am talent wala ku gën a am xel wala ku gën a bëgg Gambie bu développé Gambie mais nag man moom politicien wóoluwuma ci kenn ñoom ñëpp laa ci yemale 6 et 9 dañ ñëw nax la rek ba toog suñ la naxee ba toog ba pare nag def seeni magu yi waaw mais nag bon di ñaan yàlla rek mu musal ñu ci politiciens yi bon yi tegal ñu ci réew yi koo xam ne nii su toogee dina mën a jëriñ askanam waaw ndax soo jëriñee sa askan après sa askan day dem kanam daal man loolu laa gëm quoi waaw. donc c'était seen rubrique actualité avant ñuy continuer ñoom si seen titre bi ngeen intitulé nataalu c'est ça nataalu donc dañuy ñëw un peu si anecdote bon si à travers seen carrière vous avez vécu quelque chose boo xamante ni ça vous a touché voilà. ok voilà ok léegi je me rappelle suñu premier concert bi ñu njëkk a def concert bi dañ ko defoon free show mooy concert public la quoi voilà ñu defar lépp dajale ay xaalis ay yónnee ay invitation def tout lay bésu concert bi
man dama feebar ba mënumaa taxaw waaw léegi mais forcé naa sama papa defar ay affaire ma sangoo ko ma taxaw léegi ñu joué ba pare bu ñu joué ba pare léegi mu dara de si lu stage bi sound system bi yëpp fay nañ lépp ak suñu ñax léegi benn 25 dalasi 25 dalasi lañ desee loolu téeméer la si CFA su baree ba bari ñu jëndee ko mburu ak omelette ñun man moom ak suñu yeneen booy ñu départagé ko lekk boobu benn anecdote la beneen anecdote bi Pape Diouf dafa ñëwoon doon jouer ci benn club bu ñuy wax duplex ñu invité ñu dem jouer ba pare toj ko ñëpp dugg seen oto ñi bi ñu wàcc di dox léegi ñu ngi dox ci guddi gi amuñu xaalis ñuy xiif léegi ñuy dox ba jub benn garabu mango rek mango bu rëy daanu rek ñu daw ñu ñett njëkkalte mango bi for ko xooli ko raxas ko ci taatu robinet bi lekk mais après yooyu daf ñu forcer quoi daf ñu dimbale ba tey jii nii te am nañ ay 50 000 anecdotes yoo xam ne ni mun naa la ko expliquer ci ñun ci suñu parcours yëpp boo xam ne nii mun naa la ko commencer tey ba suba du jeex. alors après ça dañuy ñëw si seen rubrique plat du jour donc dama bëgg a xam Sénégalais. waaw ak Gambien yi. ñen ñoo daax a togg. mun naa wax ne. Sénégalais yëpp ñu ngi lay seetaan Gambien yi ñu ngi lay seetaan. non mais man du ma leen comparer parce que culture yi xaw naa différent tamit parce que da ngay gis ne Sénégal fii boo ceebu jënul ba penn mbay duñ gis seen bopp mais fee non foog nga ñeex ci kaw rek foog nga dóoral la benn palaasas bu toog wala suppu kànja bu toog wala di dóoral la benn aako bu toog wala yaasaal la wala cu ba pare da ngay gis ne foofu noonu géej gi dañoo jege jën yi bari na et puis mooy loolu kong bii nii kong baa ngi fees dell da ngay waaw fumier kong fumier bi da ngay mën a dóor benn cu boo xam ne nii xoolal mooy loolu doo ko gis Sénégal fii nii dëgg wóor na yàlla dañ lay dóoral suppu kànja boo xam ne nii soo ñëwee fii Sénégal doo ko lekk plaçage boo xam ne nii tamit soo ñëwee fi Sénégal doo ko mais boo ñëwee Sénégal bañ la ceebal doo bëgg a delluwaat Gambie. waaw gis nga comme bokkul ñii ñoom ñànkatang ak ñeex ci kaw la fii nii ñoom dañ lay diwlin ba nga tooy. waaw ñaari cin waaw kay noonu la fa demee fee ñaari cin la fii benn cin la moo tax après boo nekkee ñaari cin moom comme sama crew bi man non man Gambie moo lay faj. mais boo nekkee comme ceebu jën Gambien dañuy daw Gambie boo waxee ñu la man jabari Sénégal laa bëgg parce que ceebu jën ñu bari dañoo bëgg ceebu jën léegi ñoom moom fii moo leen di xam nga rek ñoom fii moo leen di faj. mais tranché boo de il faut nga tranché Gambie ou Sénégal. non déggoo li ma la wax dama ne la du ma comparer parce que seen kii dafa différent bokkuñ loolu mais bu fekkoon ñëpp ceebu jën la ñuy togg ceebu jën sénégalais moo daax ceebu jën Gambie mais Gambie tamit moo daax suppu kànja fii nii. waaw comme li Diém wax rek ok tey fi mu nekk nii olof day wax ne ragal féete day xañ a wërsëg quoi très bien ba man su may jël moo Gambie laay jël bu baax a baax waaw mais ba ci lan man gars yi dañ ma gën a nekk sénégalais sama papa yi sénégalais sama yaay di sénégalais Gambie laay jël parce que ok li ma fàttaliku quoi dañ nekkoon ak suñu grande sœur macha allah muy Astia man ma topp ci moom lépp lu baax rek moom pour moom ay rakam war nañ ci am xam nga te daf ñu daan lu tey sax mooy anniversaire am di ko ñaanal yàlla yokk ko ay ati at voilà à Asi Thiam oui chéri Tidiane exact donc Kër Family suñu émission mi ngi tiré à sa fin mais avant tout dañuy ñëw si seen album bi di Nataalu oui voilà après ngeen ñëw un peu si seen projet futur. ok très bien Nataalu foog naa ne je dirais que ne moom moo nekk suñu premier projet bu majeur bu ñu def balaa woon Nataalu def nañu ay single yu bari mais léegi gis na Nataalu li taxoon ñu def Nataalu mooy tout artiste war nga am un projet boo xam ne ni dina la mën a feeñal au niveau international bon projet bi 8 titres moo fa nekkoon projet bi am na ci son boo xam ne ni dañ ko def ak xumaan gën maan xumaan am na ci son yu tamit yoo xam ne def nañ ko ak ay Gambian artistes li tax ñu ne nataalu baatu olof la veut dire maanaam nataalu photo nataal photo waaw mais tamit nataalu quelque chose boo xam ne dafa banku léegi ñu tàllal ko comprendre nga ñun fekk nañu musique Gambie am fu mu nekkoon ñun yóbbu ko ci beneen level yóbbu ko ci beneen niveau
loolu moo indi woon le projet Nataalu bi ñu ko defee tamit projet bi dafa réussir à 100%. À 100% la projet bi réussir son yëpp gars yi dañu koy bëggee cat ba cat parfois nga gis projet ñaari son la ci gars yi di bëggee mais ñun suñu projet boobu gars yi dañu ko doon bëggee cat ba cat waaw loolu moo indi woon Nataalu bi ñu ko defee tamit am nañ ci satisfaction bi ñu bëggoon bon actuellement nag comme on est au Sénégal ci beneen affaire lañ ne muy jaar-jaar mooy suñu turu prochain projet mooy suñu album am na nag ay son yu ci jot a génn ba pare yooyu sax xëy na mun na bokk ci album bi comme mun na bañ a bokk ci album bi ndax chocolat bokk génn na baal ma génn na voilà très bien exact mu ngi ci télé yëpp tamit baal ma génn na dégg naa moom lañ mujj génnee dégg naa doon son boo xam ne ni ñun ñëpp daf ñu marqué parce que soo bàyyi xel Sénégal da ngay toog sa benn xarit naan la dégg naa yaayu diw de dem la dégg naa baayu diw de naa dégg naa jabar diw day mbaaraan doomam yi jëkkëram juru leen dégg naa jëkkëru diw biral na xaritu jabaram dégg naa bàyyi diw soppi na doomam ji jabaram bàyyi leen wax lu seen yoon neewul yàq der mel ni dañu lay fay yaa ngi dégg sénégalais bi loolu la xam dégg naa mami dafa xaw a dof dégg naa waa seen direct seen appareil dañ ko sàcc te dara wóoru leen ci léegi sama boobu noonu na ko gars yi doon seetaani mi ngi sur YouTube soo defee Kër gi famille avec un KE 2R espace GI famille di nga dégg lu nekk ci dégg naa après ma bàyyi dee mu wax lan moo des ci projet bi ndax moom rek bind na ay 50 000 sons. ok comme ni mu la ko waxee rek Nataalu bi nekkoon na loo xam ne ni jàll na trop parce que ñun sax après dafa romb suñu njort parce que ñun fi ñu foogoon ne lay dem dafa mujjee romb parce que dafa dem ba ay mag yoo xam ne ni genre ñi teewoon musique bi tey boo demee ba yooyu loolu noonu tax papa mu dem si yàlla Moussa Ngom sësoon ñu ci boppam def ñu loo xam ne nii da ngay gis ne suñu concert bu ñu war a jouer boo xam ne ñun ñoo ko moom day ñëw participer day déplacé wu ak ni mu nekkee woon mag day déplacé wu ñëw jouer ba pare soog a demaat comme mayoon nañu benn affaire boo xam ne nii sant yàlla gis nga moom moo ñuy pousse ba léegi ñu war a demaat ci next projet bi comme ni mu la ko waxee rek am na son yu génn mais son yooyu noonu sax ñun sax mënuñ la wax ne la yooyu dina bokk ci projet bi parce que son yi dañoo bari ay album ñoo fi nekk laa lay wax ni parce que ci studio la ñu dëkk ci studio la ñu yeewoo la ñu kii man rek tey ci 8 heures laa tëdd di composer son 8 heures ci suba laa tëdd da ngay gis ne chaque jour tamit noonu la fay demee chaque jour da ngay composer di composer ba pare son yi day gën a nice parce que maturité bi dafay gën a nekk da ngay gën a mature chaque jour léegi da ngay dem ba da ngay am problème choix problème mais album projet buy ñëw nii jaar-jaar bi non dafa wane jaar-jaar yëpp te day ñëw jaar-jaar la affaire bu nice lay doon incha allah. donc projet jaar-jaar boobu mën nañu xam mbalax lay doon 100% wala da ngeen di def afrobeat wala ban genre musical lay doon exactement. ok projet boobu noonu day nekk projet international lay nekk parce que seen mbalax bi soo gisee suñu son bi nii bàyyi leen bi mu am benn tuuti mbalax mooy refrain bi la am rek genre da ngay gis ne tamit dëkk boo ñëw fekk nit yi doxee benn tànk. c'est normal nga ñëw doxee benn tànk parce que boo doxee ñaar tànk mën nañu dem sa benn tànk bi ba pare wala nit yi duñu la bàyyi xel léegi nag loolu moom moo taxoon ñu ñëw pour attirer benn benn public pour attention yi jël benn attention yi sénégalais bi moom moo taxoon ñu def affaire boobu noonu mais bi ñu ko defee tamit dafa jàll mais boo bàyyi xel Kër gi famille musique wall la ñuy def musique internationale la ñuy def wall musique la ñuy def parce que da ngay gis ne ci musicalement la ñu gën a tënku trop que buzz que lu gars yi TikTok ci la bokk nag parce que ku nekk bëgg nga am benn son boo xam ne nii ñëpp koy TikTok foo tourné moom la loolu dafa nice mais tamit artiste bu nekk war nga bàyyi xel ne affaire bi du TikTok kese du WhatsApp kese du Facebook kese mu ngi comme is bigger than that gën na yaatu loolu parce que boo demee ba tey nga gis benn boy Wizkid muy toj àdduna bi nga gis ba benn Burna Boy tey mu joué benn concert biir Angleterre anglais yi fees del di yuuxu di xëm ci kanamam di nga xam ne musique romb na TikTok romb na WhatsApp romb na Facebook te genre carrière bu mel noonu la ñu bëgg moo tax musique internationale la ñuy def dañuy def afro swing dañuy def afro simple bi dañuy def zouk dañuy def dancehall dañuy def bassman dañuy def acoustique lépp la ñuy def daal bépp xeetu musique jazz blues rock raga reggae lépp la ñuy def pop everything. avant seen mot de la fin ñu bëggoon ñëw un peu parce que Polymane mi ma doon wax ne
beat da ngeen def beat making en même temps et am na benn son wu Jeyla boo xam ne yéen a def son bi est-ce que mën nga si ñëw un peu. waaw très bien son boobu noonu moom mooy première son bi Jeyla ñu ko def ci label bi mooy Linguère bu mu cover waat boobu foog naa ne boobu moom moo ko lancé boobu ok beat bi man maa ko job bon y a aussi pas mal de produits yoo xam ne ni au Sénégal yoo xam ne ni sama loxo ngi ci lu mel ni Adam Sène bu mu def ak Mara tey du yomb boobu man maa tëgg beat bi maa ko mixé maa ko master Noëli Chérif Diop sa brain man maa def mix yi maa def master yi bon mun naa lim ay son yu bari ci temps bi yoo xam ne ni yëpp man maa def mix yi maa def master yi xam nga yenn yi su ma ko prisul man maa def mix yi master yi te bari na ay son ñenn ñi sax damay fàtte papalaay son bi sa wet laay maa def mix master yi ak yeneen yoo xam ne ni bari na ay Meru Ndiaye son boo xam ne am na son yoo xam ne ni génnagul maa def mix yi maa def master yi ay artistes yoo xam ne ni nekkuñ Sénégal tamit yu ci bari maa ngi job ak ñoom aussi damay tëgg tamit ay beat voilà moom day composer parce que day jouer guitare man damay jouer piano mais moom day composer son complet job son complet waaw te dañuy job son tamit di ko jaay pour artistes yi nga xam ne ni xëy na inspiration bi bariwul noonu xam nga yow sax soo bëggee son yow moom dañu lay may son quoi soo paree pour wéy mais artistes yi nga xam ne xëy na inspiration bi demeewul noonu su ngeen bëggee son moo xam mbëggeel la moo xam son gaaruwaale la moo xam son xeex la ñëw leen songu leen ñu ñëw leen rok ci dinañ leen jox ay affaires yu nice ba ngeen kontaan. alors tey jii nii quel est mot bi ngeen di lancé ñi leen di seetaan aussi ngeen tàggatoo à travers Sen Direct votre mot de la fin pour ñi leen di seetaan ak les attentes yi ngeen di xaar aussi ci musique bi. ok ñun suñu mot de la fin lenn rek la ndax musique ñëpp xam nañ ne musique dafa métti bon y a des bonnes volontés yu nekk au Sénégal di xaar caméra bu tàkk pour ñu maye bàyyi leen loolu noonu jeunes yaa ngi fii di rayante di def art bu baax di def musique bu baax ngeen ciy bëggee support leen génne leen seen xaalis ngeen def ko ci jeune talent yi ngeen jàppale jeune talent yi parce que tey jeune talent boo fi jàppale gis ngeen kër gi ni mu mel kër gi compagnie la ñii ñu ngi ci machine yi ñu ngi ci fii tey jii ok artiste boo dimbale dina créer lu mu dee 5 ba 6 emplois wala 7 ba 8 emplois léegi 8 emplois yi noonu ñooñu tey jii ku ci nekk jënd nga benn saako ceeb boo yóbbu sa kër comprendre nga léegi foog gouvernement bi les bonnes volontés ñi nga xam ne ni yor nañ xaalis di bàyyi xel bu baax a baax ci ñun li ñuy liggéey mais suñ ñu bàyyi rek dëgg la aar neex na mais dafa métti c'est très dur ñun li ñuy def ñun ñoo koy defal suñu bopp ñooy fayal suñu bopp location ndox courant yeneen ak yeneen mais foog nguur gi génn taxaw artistes yi tey jii soo demee benn Jamaïca dama la jox exemple benn Jamaïca ok seen gouvernement day déployer ay moyens yu bari jox ko artistes yi barki démb rek ok FEMIA ñoom Chérif ak Diop si beneen demoon nañu Côte d'Ivoire FEMIA gis nga Diop bu mu yegsee si avion bi tag daf ma woo téléphone mu ne ma sa waaye non Sénégal gars yi war nañoo def dara si musiciens yi de parce que nguur gi dañ ciy jàpp léegi man sama moo loolu la na gouvernement bi yéen laay waxal commençant ci président bi ba ku ci gën a ndaw député yi génne leen seen xaalis yi ngeen di denc xaalisu askan wi ngeen def ko ci art bi parce que art ça mérite bien de l'argent mérité na gars yi lekk xaalis ñoom Mojo ñoom Papalaay ñoom ñëpp ñu lekk xaalis génne leen xaalis yi de baax na daal. ok man fi may gën a insister moo nekk ci xam-xam man tout le temps man foofu laay gën a insister parce que da ngay gis ne tey Senghor bi mu ñëwee moom dafa fonkoon culture tellement que da ngay gis ne dafa ñëwoon instaurer benn affaire boo xam ne nii dinañu jàngal suñu culture ba pare dinañu yokk xam-xamu musique tamit parce que da ngay gis ne instruments yi ñuy jouer fii yëpp mag yaa ngi ko doon jouer tey suñu instrument yi fi am ay kora ay xalam ay yooyu noonu loolu yëpp c'est international ba pare c'est musical tellement musical sax parce que benn doo bi kora bi di jouer moo nekk ci dooy guitare bi moo nekk ci dooy piano bi moo nekk ci dooy guitare basse bi bala lépp da ngay gis ne léegi mag ñi fi nekkoon dañoo jàngoon comme tey waa Sorano maire yi dañoo comprendre musique bu baax a baax te ba tey maire yooyu ñoo ñu dàq way fuufu yoon ñoo ñu gën a xam musique da ngay gis ne musique Sénégal léegi dafa dellu ginnaaw musique du Sénégal kese sax ak tey Gambie sax parce que Gambie paay fa nekkoon tamit Super Eagle ñoom tamit dañoo xamoon musique tellement mais léegi xale yi bëgg a musique dañoo bari trop te xamuñ sax luy doo xamuñ sax lu doo signifié tey Sénégal rek ngay gis artiste bu mag xamul Bob Marley
barke Rasulullah lu doy waar laa lay wax nii de ko xamul Bob Marley lu doy waar laa lay wax nii de wóor na yàlla parce que amuñ culture benn culture musicale ba pare gouvernement bi genre ñoom laay waxaatal gouvernement bi nañu def lu mel noonu comme ni Senghor defoon tey ubbiwaat ay affaires yu bari yoo xam ne nii booy dinañ ci mën a jàng musique même bu dee école yi sax ñu gën ko boole ci système bi mu gën a bokk ci système bi parce que musique c'est la vie musique c'est la vie booy di gën a jàng musique xam ne doo tëll rek commencé def musique yow doo xamoo sax foo war a way xamoo booy da ngay gis dañuy ñëw studio war a job mais booy problème yi temps lañ am ak problème yi gaam problème fu ñu war a teg fu ñu war a way ak lu ñu war a way booy xamuñ ci dara te ñëpp bëgg a siiw waaw ñëpp bëgg a siiw genre ñu bàyyi xel bu baax a baax askan wi ci ginnaaw parce que booy bëgg nañu musique booy yëpp musique a leen tere nelaw ñu yee leen jàngal leen ko ci bas âge bi ba bu ñu def loo xam ne nii dañuy ñëw rek comme gumba guy dox mbëkk lu la neex mu nekk loo xam ne nii nga comprendre bu baax a baax li ngay def après dinañ mën a dem compétir ak ñoom Burna Boy ñoom booy yooyu noonu ñoom Wizkid ak yooyu noonu mais sans loolu noonu compétition bi du yomb de parce que comme après comme course fas ak ginaar lay doon rek. course fas ak ginaar joxal ma Polymane micro bi yow damaa bëgg nga jël guitare bi tu nous joues quelque chose rek ñu tëjee ko Polymane un mot en anglais juste pour aussi Gambiens yi nga xamante ni peut-être dégguñu français ni wolof. Hello my beautiful viewers, it was your crew Kirgi family, DMBN Polymane. That was a great pleasure to be here with our sister Mamie and the scene director. Until then, we give you another, how to call it, Hervé, in another platform, in another TV show, and then keep waiting. We coming with a big project. The project is called Jar Jar. It's gonna be lit with artists, international artists, Kirgi family. Peace and love. Thank you so much. Sama chocolat Foja pupu koba Rechi to my friend Girl, you are my sugar cane You my number uno Sama chocolate Rechi to my friend Girl, you are my sugar cane Chocolat Foja pupu koba Rechi to my friend Girl, you are my sugar cane. Yeah, it's a chocolate. Sasuma yewo hola. Yeah, it's a chocolate. Yeah, it's a chocolate. Foja pupulkoba. Rechi over to my face. Girl, you are my sugar cane. You my number uno. Sama chocolate. Rechi over to my face. Girl, you are my sugar cane. Do my nation, man. Now I'm going to tell you, baby, baby, my lady. Come to my kingdom. Some chocolate to my cafe. Guy, for man. My neck is a big guy for man. Something, Niala, come is a for man. You devils of my love holiday, every day you party. I give you the title, my little mom. You're my babe, my babe, my babe, my babe, my babe.